ñu ngi am mbégte dalal tey monsieur Thierno Lo muy président APD nekk itam PCA bu SENTER ñu ngi lay nuyu monsieur le ministre am mbégte dalal la ci matinalu Rewmi FM. Fatou maa ngi lay nuyu bu baax di la balu àq aussi ci weeru koor bi ñu génn te di ñaan yàlla suñu borom nangu suñu koor defal ñu jàmm may ñu wér gu yaram fan gudd ca sàmmal ñu suñu Sénégal gi nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk. amiin alors ñu tàmbalee ak actualité mun naa wax ni actualité la muy TER bi nga xam ne am na téeméeri fan ci ay bés bi ñu génn alors téeméeri fan yooyu nag dafa yëkkatiwaat beneen débat muy rentabilité wu TER lan la TER di jural Sénégal ndax xaalis bu bari lañu ci def kon ñu ngi xaar itam retour sur investissement mu juraat xaalis ministre Mansour Faye def na bilan wu 100 jours yi wax ni ñetti milliards jóge na ci ak juróomi million nit yoo xam ne yéeg nañu ci TER bi alors yow loo mun a wax nit ñi tey ci li TER di jur ndaxte débat bi jugaat na ci ku mel ni économiste bi di Khadim Bamba Diagne wax ni TER bi kon nañu doon séentoo noonee la amee du rentable maanaam li muy jural réew mi daal bariwut loo ñuy tontu ci loolu. gis naa coow boobu depuis démb ko ñu di ci wax di wax ay affaire sorti bu Khadim def ak def ay calcul de rentabilité ay affaire gars yi di ko def man Khadim économiste la boo xam ne respecté naa ko alors du ma def benn polémique ak moom. Mansour Faye c'est le ministre des transports moom itam il a le droit et le devoir de venir expliquer ci li nga xam ne bi la moom lañ ko dénk. mais li ma doon demande man daal li ma concerné ci affaire boobu mooy que ne TER bi président de la République moo am xalaat bu rafet indi ay moyens jël ay nit dénk leen pour que ne ko nañ defal TER bi ba muy soog a tàmbali am na ñoo xam ne dañ doon wax ne TER bi du daw comme TER bi daw na bi mu commencé daw ñu inauguré ko ñëpp teg seen bët muy dem sénégalais yi nga xam ne bi leen ñoom ñoo moom TER bi parce que seen xaalis la ñoom ñooy toog di la waxal ne la man day kontaan naa ñii di wax ne man de président Macky Sall ku ko waxati dara danaa la tontu ndaxte TER bii mu ma defal damay jógee sama kër gaare sama oto ndékki ba pare gaare sama oto dem ci dugg ci TER bi liggéey dootuma tardé te bu dëkkoon du ma ndékkee sama kër ba pare damay tardé léegi ne nit ki nga xam ne bi la moom moo ko daan def ne day gaare otoom ndékki ba pare dugg ci oto bi dem bureau ca du tardé keneen ki ne sama scooter bii dama koo gaaree fële dugg ci biir TER bi dem doxi sama soxla ba ma pare duggaat ñibbisi ga gis nga bu population yi di waxal seen bopp kon gouvernement bi seen xel dafa war a daal xam ne le projet il est rentable il est viable ca itam baax na ci nit ñi parce que nit ñi ñooy waxal seen bopp xam nga fi nii benn nit dugg ci TER bi wax loolu kooku moo ma gën a placé que man may wax man Thierno Lo PCA TER bi ñi koy utiliser nañ leen bàyyi ñu waxal ñu comme ñu ngi ñuy waxal wax ju rafet ñi ngi dem ak di dellu si nañ naan yàlla loolu gën a continuer ba ñu jël TER bi yóbbu ko AIBD jël ko fa yóbbu ko Mbour jël ko yóbbu ko Thiès fexe ba dugal ko ci biir Sénégal nit ñëpp ci loolu la ñu war a jéem a jàpp pour que li am njariñ nañ fexe ba mu tas ba àgg fépp. quant à maintenant ay calcul yi man de gestionnaire la xam naa tuuti ci économie aussi. mais projet bi bu ñu ko defee man bala maa mën a protéger ci wax ci rentabilité dañ may génneel un premier bilan. mais loo xam ne lii bilan bi génnagul. ñu ngi nekk ci première année yi nga xam ne bi ci la ñuy def exploitation bi. loolu man Fatou wax dëgg yàlla ak yonent bi du ma mën a perdre sama temps di extrapoler parce que fii ne nii li ñu fi defoon yëpp ay prévisionnel la. prévisionnel la bu bilan bi génnee bilan bi moom mooy confirmer ba xam. TER bi rentable na ou bien rentable. mais bu tànk bu génnagul nag moom lu neex waay mën nga ko wax man moo tax du ma dugg ci genre détail yooyu. léegi daal nañ fexe ba TER bi mu commencé dox. gaar yi nga xam ne mi ngi koy transporter bëgg nañ leen transformer ñu nekk ay pôle économique. kiosque yi di dox commerce yi di dox njaay mi di dox rabattement bi dem oto yi nga xam ne bile ak moyens yi nga xam ñooy indi nit ñi pour ñu agsi ci TER bi. loolu dox ñu gën a continuer créer ay emploi communes yi muy traversé gën a dund. ñu gën a def fiscalité mu dugg ci keesu état bi seen TER bi nga xam ne bi moom lañ dénk patrimoine bi commencé doxal di def publicité am kiosque di dox train bi di daw muy yokkam ba bu ko defee bu gënee dox mu gën a créer ay emploi loolu daal mooy li nga xam ne bi man ci laay dox ci laay wax keneen du ma dévier yóbbu ma ci leneen TER bi du teeru président Macky Sall moo am xalaat bi def ko fi mais sénégalais yi moo tax ñu def ko fi xaalu sénégalais yi lañ ko defee
kon na Sénégalais yëpp fexe ba mu rentable ku ca am xalaat bu rafet ñëwal nga dem SENTER mbaa nga dem APIX nga dikk ne leen man kat am naa xalaat bii bu ngeen defee lii bu ngeen defal ne le mu rafet ku ci nekk fertiliser li ñuy def je crois que moo gën mu mel ni ñun day am nit yoo xam ne dañ koy jéem a tirer ba train bi du daw train boobu kenn mënu koo teree daw kon nag nañ ci jàpp rek mu daw. alors ci téeméeri fan yi mu daw amul benn gàllankoor maa xam côté technique wala yeneen i fànn yoo xam ne xëy na yu fi demee na ci nu ngeen ko séenoowul woon. xam nga man conducteur de travaux ngay waxanteel quoi j'ai l'habitude des chantiers et puis xam naa ni lépp lu nekk technique di daw day am panne. TER bi am na fi benn ba ñaari panne yu mu fi am fii yoo xam ni parce que TER bi lan la autorail buy daw la mu ngi mel ne oto buy daw su waree panne dana panne bu pannee ñu defar ko mu continuer di daw. à part yooyu amul yeneen jafe-jafe. amul jafe-jafe parce que li ci des Sénégalais yi nekk TER bi formé nañ leen ñu ngi def seen liggéey correctement. TER bi dafa am problème de sécurité parce que ñu koy daw dañu am ay assurance ñu ko dawal dañu am seen responsabilité bu ñuy engagé ci TER bi donc mu ngi mel ni chauffeur boo dugal fii jox ko oto muy daw da koy téye dawal ko ba du ci def affaire accident. am na yoo xam ni nag dépendrul ci chauffeur bi dépendrul ci kiy dawal TER bi. waaw ci appareil la appareil buy daw nañ ñaan yàlla mu bañ a am ay panne mais bu amee panne dañuy considérer que panne avion sax day panne. avion day panne oto di panne yëpp di panne. kon TER bi kenn indiwu ko fi pour ne TER bi du panne man bokkuma ci loolu man. port bi mën naa panne nañ fexe ba la koy panne loo bu mu fi am. nañ fexe ba ci yoon wi muy jaar di daw bu ko dara impacté. waaw ñu jël ay toutes les précautions ba nga xam ne bile TER bi du panne TER bi ñu ngi jëm nii ci affaire inondation yi. nañ fexe ba inondation yi nga xam ne bile mi ngi daw ci biir Sénégal. ñu di ko xaar muy ñëw loo xam ne loo gis ne mi ngi ñëw war nga koo préparer ba bu dikkee du dal ci say loxo précaution yëpp na bu ñu koy Sénégalais yëpp ñooñu war a jëlee ay précaution ci loolu bu kenn def luy yàq TER bi bu kenn def lu koy daraayaloo bu kenn def loo xam ne lii dina tax ba yi ñuy mettre instruments yi ñu taxawal yëpp ci gaar yeeg affaire yooyu yëpp pour que nit ñi nekk à l'aise pour ci dugg na ko ku ci nekk sàmmal boppam. waaw alors président Macky Sall jël dogalu defaat ci social fukki fan weeru mai bi ñu dëgmal ni mu war ci séddale luy tolloo 43 milliards ay njaboot yoo xam ne dañu néew doole cash transfert jàpp nga ni loolu mooy yoon bu baax bi xëy na pour dimbale askan wi amul woon yeneen yu gënoon a xëy na mën a am njeexital. Sénégal yi dañoo war a bàyyi benn affaire xoola soo defee stade pour mbër yi. ñu ni amoon na leneen lu ko gën a ñor nga def football ñu ne amoon na leneen lu ko gën a ñor nga commencé def ay hôpitaux ñu ne am na leneen lu ko gën a ñor gis nga réew moo xam ne da nga cee nekk boo xam bi lépp nga war a def baykat bi dafa war a jot jiw footballkat bi dafa war am fu mu war a footballé ki nga xam ne day bëre dafa am fu mu war a bëre kii dawal oto dafa am yoon yu ñu war a jaar ki nga war a faj dafa war a am dispensaire ki war a jàng dafa war a am lycée am ay école am ay siège ay table ak instrument ak yëpp pour mën a jàng léegi nag yooyu yëpp nga war koo def kon benn boo ci def nañ na alhamdulilah jàllal ci benn bi ci des mu di ko def ba kañ lay mën a def lu magandoo benn yoon loolu dañ ko war a bàyyi yokk salaire aussi laa gis Sénégal nga yokkal par exemple benn magistrat enseignant ba daal ne damay grève parce que lu tax mu yokkal magistrat ba kii ne da nga xam bu ñu yokkalee magistrat da nga naan alhamdulilah ñu yokkal enseignant nga ne alhamdulilah parce que le président de la République xamul tax ñu fal ko pour que mu rendre heureux les Sénégalais pour que ku si nag seen i soxla seen dund seen nekkin mu yokk ko faj leen jàngal leen jox leen dara ñu def seen poche gis nga loolu moo tax ñu teg ko fii te waxuñu ko fi pour muy def ay bénéfice bu defloo wuñ koy bénéfice na séddalee suñu xaalis def ko ci suñu njàng suñu faj suñu liggéey ak lépp loo xam ne rek dinañu jox bien-être nañu ko président bi di defal man je préfère président buy jël xaalis bi di ko séddale nit ñi que président boo xam bii daf koy denc man nii laa fi nekkoon du temps du président Abdoulaye te dama moom laay waxaat aussi du temps du président Macky Sall gis nga ñi ñuy jël audience ñu ñëw ñu leen di jox xaalis nañ ko continuer loolu lu bien la parce que xaalis bi boo ko circulé wul denc ko te man bëgg nga denc xaalis yi askan wi mel jox ko ci askan wi parce que ku dugg audience nga jox ko 5 millions bu génnee bu demee koñam waa koñ bépp da koy séddale loolu la ñuy tuddee argent qui circule gis nga xaalis bi nañ ko séddale pour que muy circuler parce que du ñëpp am liggéey du ñëppay jaay mu jar nit ñaa ngi toog xiif toog seen biir ka ca koñ boo fi jox ki nit
bu demee ca koñ ba nit ñëpp dañ ko sentir dana ci fay bor. dana ci maye dana ci leble dana ci sarxe kon xaalis buy circuler man heure bu ko président bi defee man en tout cas man sama opinion la man daal bu ma sañoon ñu saag yi ñu ngi koy continuer di ko circuler waaw di ko séddale muy àgg ci nit ñi. léegi nag fibre sociale ay bourse familiale mais loolu dafa rafet. mais boo demee bourse familiale ñu naan bourse familiale da nga koy def pour di ko politiser mais soo deful bourse familiale man ngaa téye xaalis bi xaalis ba élection bi jot comme fii nga xam ne bi la ay corruption rek la ñuy def ci élection bi. élection achat de conscience ngay jënd achat de conscience di distribuer séddale lépp ceeb dafay mayoo jël ca làmb jaag affaire ma kooku man demal jox ko borom kër yi. néew di doole jaboot yi néew doole. alors njëgu dund gi yokk tamit actualité la prix yi président Macky Sall mi ngi nekkoon ci yoon wàññi ko waaye li xew Ukraine tamit ñëw ak ay njeextalam est-ce que yaakaar nga ni tamit yëf yi du gën a metti état mi ngi jéem a subventionné di jéem a woyofal yëf yi mais ndax capacité wu état wu Sénégal attan na tamit vague hausse wi di ñëw. ci en tout cas président la République moom il faut que nit ñi félicité ko parce que man kooku c'est du parce que dama ànd ak moom parce que man su ma d'accord dama wax d'accord su ma d'accord dama wax d'accord moom mais bu ma gisee nit def lu ay effort aussi dama koy nangu président Macky Sall depuis bi mu ñëwee mi ngi def ay effort pour que prix yi bañ a grimper kooku kenn mënu ko weddi mais bi mu waxee ne day weddi prix yi fekk na man mii ma jëloon sumay caméra jox ay gars ñu dem visiter ma parce que dama bëgg lu may wax rek ma am ci dara gars yi dem ci marché yi mais bi ñu demee dañoo gis ne gouvernement baa ngi wàññi prix yi mais commerçant yi wàññi wuñu woon prix yi kooku képp koo xam ne kii yaa ngi dem ci marché bi xam nga ne commerçant am ñoo xam ne dañoo bañoon wàññiwuñ prix yi man maa ngi fii ay vidéo yoo xam ne parce que lu may wax dama ci wut ay preuve pour ëllëg képp ku weddi li ma wax ma ñëw ma ne la mi ngi nii gars yi dem ci bitig yi dem fa ñi wàññiwuñ prix yi non seulement wàññiwuñ prix yi mais moom def na effort ne nañ wàññi prix yi. mais ñoom tam waxoon nañ ne bu fekkee wàññiwuñ ci kaw bëgg leen a wàññiloo tam loolu day metti. non wàññi woon nañ prix yi ministère du commerce service am yi contrôle économique war nañuy dugg ci biir marché yi di xool prix yi nga xam ne wàññi nañ ko ñu imposer commerçant yi ñu respecté ko loolu mooy doxal réew beneen business gouvernement Sénégal na ko nit ñi félicité parce que ñun comme France ak yeneen pays européens ak États-Unis ak affaire yooyu ñoo commencé fii nii di subir contexte mondial bii nga xam ne bi la affaire Ukraine bii ak ni économie mondiale bi di demee gars yi ku ci nekk fi ne nii dundal sa bopp nga jëkkatal d'abord parce que bu ngeen déggee exportation xam nga exportation mooy yow boo bayee dara da nga ciy lekk li nga ci bëgg satisfaire say besoins ba pare soo ko defee ba pare nag la ca ëpp nag moom ngay jël di ko exporter léegi nag bu fekkee ni yow léegi li ngay lekk doyatu la mais dootoo exporté ou bien boo ca dee exporté tam wóor na ni prix bi léegi dafa jafe fu ne da nga yokk prix yi te ñun comme Sénégal am na yu bare yoo xam ne yi léegi pour ñu lekk ko bitim réew lay jógee suñu industrie yi aussi nekkuñu fi di pour di transformer suñu produits yi pour que di créer ay plus-value di les régler suñu ay consommation locale am na yu bari yoo xam ni daf cee des di importation moom lu ñuy dunde mais loolu ñuy importer nag bu dikkee état bi mënul continuer di ko subventionner il faut muy yokk réew nag boo ko yoree ba ay moment donné il faut que say population mën a def ay sacrifices comprendre que état bi yokk ou bien yenn prix pour que ñu dépasser stade boobu mais soo ko deful ne état bi même bu affaire bi mi ngi dugg ci biir dëkk bi 60 francs lay jar léegi ne ko état bi kon ne di ko jëm a jaay 50 francs xam nga ni loolu day subventionné de bu ko subventionné day tax ba yeneen secteurs yi ñu waroon def xaalis bi duñ ko fa mun a def un peuple nag à des moments donnés ci histoire am bu yenn situation yi amee dafa war a def ay sacrifices les Sénégalais nag le président nangu ñoo def sacrifice dañuy jël lépp teg ko ci état mais état bu population am jàppalewul dégluwu ko dimbaliwu ko ca nanguwul mu teg ko ci yoon boobu état du dem. alors ñu jeexal ak politique législative yi léegi ñu yegg ci alors yenn alliés yi commencé signalé wu di wax ne ñoom bëgg nañu am lu gën a duun que élection yi passé locales yi itam am nañu jàpp ne xëy na la ñu leen joxoon méngoowul ak la ñu yeyoo yenn base socialiste yi itam tàmbalee signalé wu ci législative yi naka nga jàpp ni noonu la président war a doxaleek alliés yëpp ba xëy na ngeen wéy di ànd booloo bennoo jëm ci législative bi pour ngeen mën ci génn. élection yi moom gars yi moom xam nga gars yi boobu contre benn bokk yaakaar ñoom ñooy def ay problème ci biir benn bokk yaakaar di wax mais benn bokk yaakaar amuñu benn problème dinañ def seen investiture dem ci élection yi
incha allah rabbi ba pare gagné ko xam nga lu tax. coalition bi mel ni Benno Bokk Yaakaar mënut a ñàkk ay wax ni ay xëccoo parce que Sénégal moom ñëpp bëgg a nekk député ba ñëpp bëgg a nekk ministre. ñëpp bëgg a nekk directeur tout le monde moom la bëgg mais le président Macky Sall dafa nekk ni ko xam yàlla may na ko benn xel ak benn façon de gérer boo xam bi toujours daf ciy génn te yàlla na ko yàlla yàgg dimbali ci loolu. parce que boo respecté nit ñi rek ñu mun waxante ak yow. parce que ñun ñoo ngi nii barki démb lañ jógee fële palais fa lañ dogoo biñ demee foofu mu deful ñu waxtaan dogu fa wax ñu envoyé ay mission ñu dem dans tous les départements biñ dikkee 46 missions ñëw nañ foofu ku si nekk jël parole wax la nga fekk ci gox yi fan lañ gañe lu tax ñu gañe fan lañ perte lu tax ñu perte mu déglu nit ñi. xam nga di déglu nit ñi ku ci nekk ñun la 5 minutes mais gars yi li ñu doon wax ëpp na 10 minutes parce que moo tax ñu toog foofu ba ay 3 heures 4 heures du matin dégg nga ku ci nekk wax nga froidement la nga fekk ci gox yi doggu ci kenn respecté nit ñi jox kàddu nit ñi et puis li gën a neex ci mooy ambiance yooyu bu ñu ko demee ak président ci fële mais ni muy wàccee boppam xam ni fii ay nawleem ñoo fi nekk muy kaf nii ree draye fii fo ñu dellu soit amul montré ay gros dos bon je suis le président vous êtes des trucs parce que xam ne ni ñun ñëpp ay responsables. te loolu moo téye Benno. te loolu moo téye Benno gis nga le respect qu'il a vis-à-vis des gens mënut a joxe ñëpp poste. mais respect bi ak yëg bi mu yëg nit ñi foofu moo tax nit ñi ko ne di ànd ak moom te loolu ñu bëri xamuñu ko. donc dina defar liste yi fi ne nii on a envoyé ay fiches lañ envoyé partout à tous les partis. ne leen ñi bëgg a nekk candidat yëpp nañ joxe seen bulletin extrait de naissance casier judiciaire ak affaire jox leen ay fiches ne leen nañ ko déposé ji ci coordinateur yi nga xam ne bi ñoo ñëwoon ci département yi ak ñeneen ñi déposé ko ci siège bi. bu ñu ko tegee foofu ñëpp nag dañ xool profil yi. suñu xoolee profil ci fil yi nag def. liste bi. mais li ma mën a wax daal mooy très franchement ni ma gisee ñu liggéey ko nii mosuma ko ci gis dem ci terrain bi jël li nit ñi li leen naqari assemblée générale. dellu soit jox ay fiches parti yëpp jot nañ ay fiches ku ci nekk ku bëgg a nekk député lañ wax dafa lii ba ngeen pare fiches yi ngeen déposé ko au niveau du siège bu ko defee foofu nag ñëpp duñ mën a nekk député mais fa la ñuy xooli profil yi tànn kon ça veut dire que y a un minimum de démocratie à ce niveau là maintenant parce qu'on a demandé aux gens de venir président toogu rek toogal boppam rek ak quelques groupes di bind liste nationale non danoo envoyé mission yi gars yi wax ñu ni ku bëgg a nekk député sans restriction ñëpp joxe seen kayit ku joxewul yow yaa bëgg nekk boo joxee dañuy xool profil buñ la tànnul nga xam ni kat laajoon nañ la sa dossier mais ñëpp mun ñoo nekk ci liste bi donc man vraiment ñii yaakaar ne nag affaire bi dina yàqal benn bopp beneen bi ma ci bëggoon doolu Fatou mooy gis nga Sénégal yi nan tànn ñi ñuy yóbbu ci biir assemblée xam ñan la ñuy tànn mënoo bëgg assemblée bu baax ba pare di jël ay saagakat ak ay xasakat di leen envoyé assemblée loolu soo ko yóbbu bu demee foofu ay korpañ ak ay saaga li ñuy dóorante ci biir assemblée ba beneen bi dolleeku nañ xam ni ñuy tànn parce que ñàkk a mën a tànn mooy tax lu leen di dal parce que gis nga élection locale yi ñu génn population yi liñ doon xaar ci seen maire yi duñ ko gis parce que faluñu ay nit ay liste lañ fal dañoo wote Benno wote ay coalition boobu xanaa bala nga ko wootee nga xool am ñoo xam ne boo demee fi ne nii seeni quartier soo leen ne yow wax ma sa maire kan la xamuñu nit ñi nekk ci liste bi ba pare ñi nekk ci liste bi amuñu programme boo xam ne bii moom lañ tëggoon ba mu liyee leen ñu soog koo indi pour wan ko askan wi dégg nga non danoo def ñi wote naa contre naa Macky Sall rek. naa wooteel ñële alors am na tam ñu nekk ci opposition bi ay maire président Macky Sall moom ma ngay continuer di leen ropat ñu bari ñi ngi ñëw di wutal si Benno yaakaaroon itam foofa ma ngay dundal transhumance. ropatul kenn. parce que képp koo xam ne da ngaa ñëw ne dama contre président Macky Sall nga dem ba askan wi woteel la parce que danoo contre président Macky Sall nga jekki xëy dem wuyu ci président Macky Sall xam nga ku nekk ci opposition radicale du la jël si mais bu fekkee yow yaa toog seet ku jege président bi nga ne ko man de bu ngeen ma wooyee ma ñëw maa ko toogal sa bopp kon gars yi noonu lañ def Badou. waaw gars yi ñëw bëgg a fekk président Macky Sall yor na majorité boo xam ne bi mën nañoo dem ñun par gagner élection yi te duñ fi nekk di dem di seeti ay nit yoo xam ni danoo toogoon di dóori xeer ba gars yi jox leen communes yi mais nag le président de la république dafa ëppan
il est le président de tous les Sénégalais képp koo xam ne kii ñëw nga nangoo ñëw pour liggéey ak moom mais daf la war a jël. man je ne suis pas contre mais je dis que bu gars yi di transformer affaire yi di wax naan wooy benn bokk yaakaar ñoo daw di ma jël seeg dugg na fi gën benn bokk yaakaar a une majorité qui gagne des élections. il faut qu'on le dise mais président de la République képp koo mun di doon ca nekk Sénégal waxuma maire rek nga bañ a nekk maire rek képp koo xam ni kii nekk nga fi bëgg a dem bokk ci li muy def na la ubbil bunt yi nga ñëw bokk ci. parce que li mu yor ñun ñëpp ñoo ko moom. on n'est pas des Burkinabés kon léegi ku xam ki am nga xam-xam mbaa am nga njariñ na la ubbil bunt bi nga ñëw bokk ci liggéey bi jàppale ko pour l'intérêt du Sénégal. jërëjëf monsieur le ministre Thierno Lo njiital APD nekk itam PCA bu SENTER ñu ngi lay gërëm amoon nañu mbégte dalal la ci matinalu Rewmi FM. Fatou maa ngi lay remercier bu baax a baax di la féliciter ci liggéey bi nga xam ne ba da nga koy def di inviter nit ñi pour que ñu ñëw di sottante xalaat ak yow. te itam da nga am benn côté boo xam ne ñëpp ko remarqué mooy say question dafa tegginu te lii préoccupation askan wi moom ngay laajte ñu joxe la ci suñu xalaat yàlla nañu yàlla dimbali ba suñu Sénégal gii ñu def loo xam ne lii dana faj lépp loo xam ne lii nit ñi soxla nañ ko te mu musul ñu ci violence mu parce que jàmm ci la lépp xaj te itam li fi nekk intérêt général moom la ñu war di dox parce que ñun ñëpp ñoo ko bokk mën nañoo bañ a bokk ci bokk ay langue mais li nga xam ne bi moom moo ñu unir mooy Sénégal ñu fexe ba jàmm am ci réew bi fexe ba créer emploi pour que nit ku nekk nga boo yewoo nga mën a bég loolu daal man moom laay dox te itam loolu laa gis président bi nekk ci ma di ko ci appuyer di ko ci jàppale aussi pour que Sénégal daal nekk réewum jàmm suñu pétrole bii ñu gis ak suñu gaz bii nga xam ne bi léegi monde bépp fi ne ni moom la ñuy wax gis nga bis bu ñu fi nekkee di fi xuloo ak di xeex tubaab yi dañuy jaxase ba pare ñëw fii bu ñuy xeex ñoom ñu tibb suñu gaz bi ak suñu pétrole bi kon képp ku bëgg réew mi jàmm nga fi war a dox fi mu toll. jërëjëf yow itam ñu ngi lay gërëm bu baax ci disponibilité